sëñ bi ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si di leen di jaajëfal seen taxawaay bi di dolli sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala mi moom asamaan ak suuf ndax bu ñu amee lii faaw ñu sante ko suñu borom ndax ñun ay ndaw lañu ñu bëri fii amuñu 40 ans yu mat ndax bu ko ëppee bëriwul Sénégal ba mu sosoo ba léegi lu fi xew wax nañu ko te histoire retiendra donc depuis suñu maam Mamadou Dia Maodo lii amoon na ñëw ba Cheikh Anta Diop lii amoon na donc tolloon nañu ci jamono boo xam ne ku taxawal jóg di nga musa atte donc Macky Sall bu fekkee démb mooy tey taxawaay bi duñ ko fi am donc il est responsable ci li ko yàlla dénk na xam ne bés buy ñëw yàlla dina ko laajte lan laa la jox ak nan nga ko jëfee mooy mbootaayam yëpp te ñun tey am nañu droit ñëw taxaw fii ngir faagagal bu ñu nar a def Ousmane Sonko suñu futur président la ndax yàlla buy def dara yàlla musul yàq te gëm nañu ne ku baax koo gis dinañu mus a fexe faagagal la loolu moo tax nag yonenti sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee référence la ñun ci moom la ñuy roy parce que dafa ne aleykum bi sidiki wa inna sidiki yaadi ilal birr wa innal birri yaadi ilal janna wa innal kaziba yaadi ilal fujur wa innal fujur yaadi ilal naar yonente ko wax ba mu koy wax ñun fekkew ñu ko mais yàlla xam na ne dinañu juddoo yonenti nee na wax dëgg dalay yóbbu si lu baax dalay yóbbu arjana mais fen bi ngay gis fen dalay yóbbu si lu bon fan lay jëmale doomu aadama safara ngay jëm donc ñun gëm nañ ne yàlla suñu borom dafa ne innahu yakiiduna kayda wa akiiduna kayda wa maa hiya lil kaafiriina xami am ilhum ruayda yàlla nee na yow da ngay takk sa complot man ma takk mais bu soobee yàlla man may réussir looloo tax mu ne firawna Musa izhab ila firawna innahu taka donc toll nañu ci jamono boo xam ne man mii di wax ak yow musuma taxaw ci manifester mais dëgg moo jot bu dëgg bi jotee Macky Sall na assumer responsable am na xam ne complot bu mu nas dina ko sombi naanu ko incha allah maa ngi wax ak mbootaayam ñu topp ci ginnaawam ñun ay ndaw lañu tey démb ñu xeexoon moom Macky Sall Mamadou Ndiaye ndekki am na fi ñaari bant génne na àddina dragon moo ko fiir fii ñëpp xam nañ ko ñu ko fekkee tey moom la ñuy wax benn doomam fekkewul tey ñoom ñooy jëriñoo alal réew mi donc il est temps que ñun ñu jël suñu responsable jaamarloo ak moom lu ñu ko jaral na ko lu ko jaral nañu ko tey donc looloo tax maa ngi sandi suñu kaddu di leen ne Sénégal il est temps ñu jógu taxaw xamal ne Macky Sall lii ñun ànduñu ci tey ànduñu ci suba bu fekkee ne ate bu jaaree ci yoon ña jëloon Adji Sarr ci kër ga kenn entendre leen ba ñu teg leen ci yoon gendarmerie def na seen recherche ana recherche ba ñun bu ñu assumé nu respecté loi bi 48 heures gendarmerie nag mën nañu dem embarqué ñooñu mais ñu ne Sonko na dem wuy si ana ka mu bokkoon huloo ak Ousmane Sonko nan nga mun a atte kenn nit te ka mu bokkoon histoire moomu teewul loolu moo tax suñu nakaru Macky Sall wone ko lu mu yor nii ñun ñoo ko jox ginnaaw yàlla mais bu ko sambul ci dëgg dinañu jaamar la ku moom parce que gëm na ne malaka yi bu wàccee sax dina jaamar la ku malaka yi ñun yàlla la ñu yaakaar te gëm nañu ne dëgg bi dinañ ko assumer incha allahu rabbi maa ngi leen di ñaanal yéen ñëpp ku fi ñëw na taxaw di jàkkaarloo ak Macky Sall incha allahu rabbi merci. asalaamaaleykum Macky Sall an kaldan mi minen fof komin fulɓe Sonko ko garɗo ɗo pour wadde évaluation Sénégal e Afrique min jaɓata Adji Sarr wono cukalel keccel ara immo Fatick weeɗe haalis kamɓe ɓe responsable APR ɓe gara e mbaɗa complot mumen ɓe tega pour nanga Ousmane Sonko avenir amen e ɓesgu amen janggo an Macky Sall ko yite ko gor ñun ay gor lañ Macky Sall a betti amen a hersini fuutankoɓe an fof sérieusement encore parle ha minen nodda Seydou Nourou Tall Seydou Mountaga Tall Louga minen nodda tamit
kala mo ganduɗa hoorema ko ceerno basirou tall louga he bandiraɓe mum fulɓe ɓe fof ɓe gara ɓe ganda ɗo ousmane sonko ko wonani wona edni wona haydara min ko moustapha ba mbitemi komi pulla dayam ko pulla yimam ko pulla Macky Sall ɓuraka won pulla te hande sonko min daranto ha fittadu amen heddo hen par ce que ɗum ɗo ko démocratie min ɗaɓata ɗo ha 2035 Macky Sall c'est impossible gona ɗo e palais he min mbaɗamo déloge palais Ousmane Sonko hoota galle mum o waɗa élection 2024 o gagne sukaɓe fof daña jaam France CFA o ittaɗo imoɗo asa imoɗo jeunesse aji ɗi fof ɓe maya he min ngala liggueyaji minen ɗo fof komin ouvrier ji peinture maçon électricien fof ngala liggey mécanicien fof ngala liggey gona ɗo nanga ɗo démocratie sénégal o mbaɗama hoñ ane o complot ji ma ɓe ganduɗa hoorema Juge Sall ɓen fof gona ɗo Mamour Diallo en fof gona ɗo on jakka leydi ni yimɓeɓe ganda ko woni he leydi he okke yimɓeɓe jaam Macky Sall okku yimɓeɓe jaam Sénégal leydi jaam ɓe kajori minen noon min jetta ko jeeju min jetta ko ɗumanin assalamu aleykum a jarama assalamu aleykum wa rahmatullah mbaɗi mandinkol na kam moylal mbaddiyamula sénégal toɓe la laftal Macky Sall ay ñing complot munke kala Ousmane Sonko kan laftale aya bondi rapidement, le plus rapidement possible. Tous les jeunes sénégalais, nous sommes derrière Ousmane Sonko. Parce que nous avons kendo le mou, ay doko ke impôt de pendant 15 ans. Mo man no nenema mu taka fa yenyi neta. Anana man dal si fulata abu doko aka doko ke ndami. Mona tinna wo be sotata. Ibulata no ma nyaaw nyaa imamu tano. Yenyi ku furu mo yalo xale dindi mel won fa bokake. Kala kan. Pour rek ka nambara pour rek ka dundi kaso kono ntel ta sonno wala ntel bo lolale hani na jarta niyo tuje mbo lolale nga kele fo justice Sénégal parce que c'est inadmissible c'est pas possible de son wala si alala fo tahsabuna hayni wa huwa indallahi azim wa tahsabuna hayni wa huwa indallahi azim sa mbokk julit buñ ko tege tuuma dang koy and ak mom ba kérok yalla diko teggi ba kérok ñukay atté bu leer ba kerek ñu koy atte bu leer te julit nag warul ragal julit bu gëmee yàlla warul ragal da ngay wóolu sa borom tawakkatu alallahi wa kafa billahi wakila yàlla dañ koy wóolu dañ koy gëm dañ koy wóolu nguur nag yàlla moo koy joxe xululal malikal mulki tuuti mulki bi man tashaa'u wa tanzulu mulki bi man tashaa'u wa tu'zi bi man tashaa'u bi yadikal khayru wa ala kulli shay'in qadir yàlla rek moo fi ne fii yàlla fi ne keneen new fi yàlla fi ne yàlla rek moo fi ne merci beaucoup ñun ñooy yër réew mi ñun ñooy yër réew mi ëllëg ñun ñooy espoir réew mi incha allahu taala te Ousmane Sonko dinañ ko taxaw nu mu waree ci kattanu yàlla incha allah. maaleykum salaam ñu. sëñ bi ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tey da nga ñëw fekkee si procès Ousmane Sonko. waaw tey dama ñëw assister sunu président muy président Pastef les Patriotes ñëw nag te xam ne moom du wéet ci affaire bi ñun ñëpp sénégalais yëpp. notamment ndaw ñi ñëpp a taxaw ngir jàppale ko ci complot bu mag bi kenn mësu ko gis Sénégal waaw ñu ngi nii taxaw di ko xaar mbooloo it ñu ngi ànd ak moom di ñëw am na loo xam ne nii duñu ko nangu te ndawi Sénégal waruñu koo nangu parce que seen avenir moo ne en jeu te ñi nga xamante ne nii ñoo ngi ci réew mi depuis 1960 gis xale bu ndaw mu leer leen kii bu demee ak ñoom élection da leen di gagné ñu bëgg koo complot loolu ñun waruñu ko nangu la jeunesse sénégalais waruñoo nangu loolu. waaw alors moom ginnaaw bi mu yëgle ni dina ñëw wuy si donc ngir éviter tension am ci diggante peut-être ay partisans ak ñi nga xam ne ñooy takkadeer yi tey bi ngeen ñëwee gis kaaraange bi ñu jël fii nii ba daal di rek pousse mbooloo mi ñu sori lool tribunal ban yëg-yëg ngeen am. waaw xam nga ñun patriotes yi ay nit ñu am yar lañu parce que fële ci biir lañu nekkoon ci suba police yi noonu génne fii ñu ñëw taxaw fii respecté. distanciation sociale yi ba pare rek tak sanuy masque kon xam nga ne ñun jaam la ñuy woote sunu président danoo règlement intérieur u assemblée nationale dañu koo jeljati moo taxoon ne du wëyu di li ko yoon may rek la def amul lem lu mu jeljati ci yoon mais nag médiation am na société civile ak sëriñam ak yenn sénégalais yi ñoo def médiation ak conseil avocat yi mu dégg loo après moom mu dégg loolu parce que nit kuy déglu la du nitu fitna bëggut yee fitna mais nag du nangu ñu koy xoxatal du nangu ñu koy jaay doole mais am du nitu fitna du woote fitna ñi mu àndal ay nit ñu civilisé lañu loolu yaakaar naa ne yéen ñëpp xam ngeen ko mais nag du ñu nangu ñu ñuy xoxatal mbala ñu ñuy jaay doole parce que ñun ci réew mi lañu bokk. Adama ñoo tëdd fii ci 100 mètres te ñu violé
ñaari sénégalais bu ñu jotee beneen sénégalais yoonam newu ci Ousmane Sonko doom la Adji Sarr doom la ku ci nekk dafa am yaay kon bu ñaari sénégalais jotee kuy sénégalais da nga war a neutre su fekkee ne dossier bi amul dara su fekkee ne nit ñi neutre nañ waaye su fekkee ne dañoo bëgg a làq doom duma doom loolu moo am fii tey ndax dañoo bëgg a làq doom duma doom Adji Sarr moo am yaay moo am baay Ousmane Sonko amul yaay amul baay loolu moo am fii ci Sénégal instant bi amul leneen. lan moo la naqari ci procès bi. li ma naqari muy ñaari sénégalais dañoo jote ñaata doomu aadama ñoo violé nit ña nga fii tëdd ñu di leen atte kon su ñaari sénégalais jotee li nu war muy ñëpp dañoo war a neutre bàyyi yoon def liggéeyam nee na dafa violé lii wax ji nañ bàyyi Adji Sarr dem porte plainte nañ bàyyi Ousmane Sonko dem wuy ji wax ji jeex sunu taxawee ñoom ñaar wax ji dana daal di jeex waaye lan mooy ci yoonu kenn sama yoon newu ci sa yoon newu ci yoonu kenn newu ci lii moo indi wax ci Adji Sarr lan moo tax ñu di ko sàmm fi mu doon liggéeyee lan moo tax kenn sàmm ko lan moo waral Adji Sarr kenn mënut a jot ci moom te fi mu doon liggéeyee kenn sàmm ko Ousmane Sonko li tax kenn sàmm ko c'est que dañuy wax ay réalité Sénégal gii ñoo ko moom Macky Sall moomul Sénégal ñun ñoo moom Sénégal ñun sénégalais yi kon ñun sénégalais yi dañu war a jóg taxaw képp ñi may seetaan muy ñëpp rek sunu moromi yaay yi ñu ñaan jàmm ndax gis nga jàmm lu waay di xëy di wuti te amoo jàmm amoo dara jàmm rek Ousmane Sonko dafa am kilifa waaye su doon ñoom kese ak Ousmane du dem waaye Ousmane kilifa la am moo tax mu jóg dem wuy ji te noonu la Sénégal war a def su la nit ñi poñee lankal taxaw ànd ak askan wi ànd ak sa yaay ànd ak sa baay ànd ak sa sëriñ dem wuy ji liñ la sant dangay am ndam Ousmane marqué na bii ndax kenn ku xalaatu toon Ousmane Sonko dina wuy ji amul ta bakkan tëdd kon su jógee pour sénégalais yi pour bañ ay bakkan tëdd bañ dee am bañ dara am mu jóg dem wuy ji kon Ousmane Sonko c'est le maire na yoon def liggéeyam kii nga xam ne moo nekk fii nag jàkkaarloog ñun dafa war a atte na xam ne ñaari doomi Sénégal ñoo jàkkaarloo ñaari doomi Sénégal yi jàkkaarloo moom na bàyyi justice def liggéeyam ndax Bassirou Gueye mi ne fii yoru dossier viol chaque jour ñu atta fi ay viol te du ko yëg kon nag su ñaari doomam amee problème lii seen yoon muy état ak kum mën a doon nañu bàyyi yoon def liggéeyam loolu mooy li war waaye nag ne ta dañjaxaanaay de Ousmane Sonko ñi ñu doon laal ñuy am jàmm ak Ousmane Sonko du benn Ousmane Sonko dafa am mag ñu ko téye dafa am xale yu ko téye te dafa am ñaanu waajur te dafa am kilifa te kilifa gam fa mu jokk muy Daaru Musi du ñu dox ci caaxaan te du ñu wax ci ay caaxaan nan dawal fair play te Macky Sall na xam ne réew mi bu ki wiiri jaari ndaari il faut que mu am adversaire waaye ku jóg mu ne la doomalal moom leer na ko bu tëddee ba xaaju guddi ñu ne ko boo jógee yaag say mbokk du ngeen dem kaso bu tëddee war naa tiit. di leen baalu ak di wax ne man léegi dama xamatul ñun ci ban Sénégal la ñu nekk parce que fii ñaata doom aadama lañ fi violé ci àdduna bi kenn xamul nu mu toll mais bii ñëw rek am bii bës bu rëy Adji Sarr mooy kan Adji Sarr xanaa du benn jigéen comme ñun nekk nit ñu jël ko wutal ko ay garde ñu koy garde Adji Sarr kenn mënu koo gis ana Adji kan moo mën ne Adji mi ngi nii. dañu ragal kaaraangeem moo tax ñu garde léegi ñu ragal kaaraangeem fi mu doon liggéey lu tax aaruñu ñooñu lan ñoo tax aaruñu fi mu doon liggéeyee ah ñu dégg menacé leen wax leen loo xamante ne nii àdduna sépp teg nañ ci seen bët dégg nañ ko ak seen nopp Sénégal Macky dafa am leneen lu mu war a lijjanti lu dul lii dëkk bi mbas mi metti mii muy wax tëj doom aadama yi lekkatuñu naanatuñu ku xëy gàddu sa saak ni nga ko gàddoo dem noonu nga koy gàddoo ñëw dox ba nurootuñu ay nit si loolu la war a wax te mu bàyyi affaire bii dañu violé Adji Sarr porte na plainte justice woo na ko na Adji dem wuy ji nam Sonko dem wuy ji ñu bàyyi justice ak yoonam lépp nag nañ ko teg si yoon gis nga su ko tegulee si yoon nag ko leer ne kii Sonko mii du Karim te du Khalifa Sall bii moom su ko rendee bu ne na ko leer ne deret bi si loxoom lay tax parce que ñëpp dañ ko mere ndax daf ko yàgg a def muy jàll mais bii moom du jàll bii moom ça ne passera mënul nekk loolu rek laa amoon lu ma si
kaas. man de wooteeloon naa ko waaye maa ngi koy rëcc man wooteeloon naa ko waaye maa ngi koy rëcc sama carte bi ma ko sànniloon bu ma naree sànnil carte yàlla naa dee man bu ma nar am carte di ko sànnil Macky Sall yàlla na ma yàlla rey dootuma ko wooteel mu ko ba ilaa yow mi diini même bu naroon faluwaat sax du ma ko wooteel. lan moo la nakari. man Macky Sall même Macky Sall li ma nakari ci moom foofu ba dafa maa war li ma yaakaaraan ci moom yëpp dara amul dara amu ci barke alxuraan li ma yaakaar ci dara amu ci daa war wooteel naa ko de campagne naa ko waaye ñaanatuma yàlla mu ko di ko wooteel ci àdduna su ma ko naree wooteel yàlla naa dee barke Serigne Saliou. En tant que Sénégalais, aujourd'hui, on est venu manifester notre colère. Depuis longtemps, on a constaté que la démocratie au Sénégal, et la démocratie est confisquée. On ne peut pas, en tant que Sénégalais, accepter ce qui se passe dans ce pays. Depuis longtemps, on constate l'oligarchisme machiavéliste qui, depuis longtemps, nous ne sommes pas une jeunesse qui va accepter, n'est-ce pas? On est prêt pour tout. Pare nañu pour lépp. Bakkan yi lañ jox ko Macky Sall tey lu ko neex mu def ko. On est prêt pour jox suñu bakkan. Macky Sall lu mu nam rek bëgg nañ ko. Ragal ñu ci tawuñu ci mais Macky Sall la kii Macky Sall mooy kan. mooy Sénégalais on est marre. dañu ne tey ñun bañuñu dara Macky Sall lu mu góob rek teg dinañ ko gar lu mu bëgg rek bëgg nañ ko mais on est dans quel pays on va parler quelque chose. Nous ne sommes pas tenus, encore une fois, à répondre toute forme de violence. On est là, pacifiquement, en tant que Sénégalais, qui veut combattre l'injustice qui réside dans ce pays. On est engagé, en tant qu'engagé, pour combattre ce qui se passe dans ce pays. L'injustice ne passera pas au Sénégal. Au Sénégal, c'est différent des autres pays où les gens n'ont pas le doctorat. Ici au Sénégal, on a des études qui nous permettent, on a des structures, on a des écoles bien bâties qui nous permettent d'étudier jusqu'au niveau de doctorat. On ne peut pas opprimer le peuple sénégalais. Macky Sall a le droit de comprendre que l'oligarchisme qu'il est en train de mener, l'oligarchisme par laquelle il gouverne le pays ne passerait pas. Encore une fois, la jeunesse sénégalaise est ici déterminée, plus qu'engagée pour soutenir le président Ousmane Sonko. Le destin du pays, encore une fois, réside aux mains des avocats ou sinon des magistrats qui vont le juger aujourd'hui. Depuis sànq yéen a ngi si jàmm ak alkaati ñu jàkkaarloo ak yéen ngeen taxaw sobrement di xaar seen leader lan moo suscité jàmmarloo bi ngeen am. Entre-temps, parce que nous avons constaté qu'il y avait certains nervis qui se sont sortis, qui se sont passés ici. On n'a pas peur. Nous, on n'a pas peur. D'ailleurs, nous avons déjà vendu nos corps à la prison parce que la prison n'est rien d'autre qu'une maison parmi tant d'autres. Donc, qu'ils arrêtent. Les menaces ne nous feront pas arrêter encore une fois. Les menaces ne prendront jamais notre force. Nous sommes engagés, prêts à donner notre vie, s'il est question, pour, n'est-ce pas, faire triompher la démocratie au Sénégal. Violence weesuwul nit ki nga woo ko tribunal jóge na fële ñëw tribunal nee na université lay jaar nga fa di Lamine Gueye nga ne léegi moom forcé ko condition lay jaar pour lan su jaaree kon ñu taal loxo ñoom ñooy invité xëcc violence bi ñoom ñooy xëcc violence bi pour mu ñëw ci nit ñi waaw nit Macky Sall moo war a xoolaat toogaayam Sénégal moo ko xeeb waaw gëmatuñu ko waaw gëmatuñu ko waaw gëmatuñu ko waaw loolu. Papa da nga jàpp ne dañu war a bàyyi Ousmane Sonko mu aw fi mu bëgg a aw. mais Ousmane Sonko fu ko neex mu jaar citoyen la bañul ñëw woo nañ ko mi ngi ñëw Ousmane Sonko nee na mi ngi Mermoz nee na leen ci Blaise bi lay jaar université ñoom ñu ne du jaar foofu dañ ko obligé mu jaar Codis pour leen. loolu mooy jaay dool toujours ñoom
dañu bëgg a indi Ousmane Sonko coow bi léegi dootu Ousmane Sonko citoyen yi ñoo yore seen coowu bopp waaye ñu ñoo yore suñ coowu bopp loolu la pardon soxna si ñu ngi woote jàmm ndax jàmm moo ñu tax a jóg jamono bu ñu toll nii même l'art doit s'effacer pour mettre sur le devoir patriotique. C'est-à-dire, ceci dit que yow mi journaliste sax tu as le devoir d'être engagé ndax sa liberté dafa nekk en enjeu ndax réew bu amul démocratie kenn amatul liberté amul démocratie yéen sax bu dee si yoon presque lu am solo si réew mais jamono yéen sax yéen da ngeen waroon na teg seen micro yi ndax on est face à notre destin face à notre tu vois à un pouvoir boo xam ne un pouvoir délinquant donc on a le devoir être patriote dans ce réew léegi lu ñu teewaay bi yëpp réew mi bu amoon liberté du am ndax président Macky il sait bel et bien que le gars il est clean d'après les propos les 7 preuves du cas lépp wane na ni mbir mi amatul jamono yi lu ñuy seet ay la ñuy seet loolu la ñu bëgg a étiquette boobu la ñu bëgg a coller suñu président. étiquette boobu la ñu bëgg a coller président ñu dem jël keneen léegi gis impression même ma jàll le président Ousmane Sonko parce que dañ ko tuumaa ci affaire bi nga xamante ni affaire bu ñàkk fayda la te franchement ñun mënuñ cee ànd. waaw incha allah rabi Ousmane Sonko su ñëwee dina dugg ak jàmm ak salaam ci biir tribunal bi ñu gunge ko mu déglu ki nga xamante ni mooy juge Seck mu entendre ko incha allah rabi après mu génn ci jàmm ñibbi ci jàmm mais fas yéene wu ñoo def dara. maa ngi ñaan ñëpp ñu dal maa ngi ñaan patriote ñu dal yàlla mooy joxe nguur kenn du ko amee ak doole xel la donc maa ngi leen di ñaan ngeen bàyyi tali bi oto yi mun a jàll bu président Ousmane Sonko ñëwee ñu def lu ñu war a def maa ngi leen di ñaan ngeen poussé bàyyi yoon bi maa ngi leen di ñaan ngeen bàyyi yoon bi oto yi ñu mun a jaar parce que am na ñoo xamante ni ñu mu dem liggéey. tuuma yàgg na fi Serigne première ab yonent lañ tuumaal njaalo benn homme d'affaires moo ko defoon comme homme d'affaires te lii homme d'affaires ñoo ne ci ginnaaw homme d'affaires yi nga xam ne yow lëkkaloo nguur di dund ci nguur dund ci guerre dund ci corruption di dund ci mal gouvernance li leen arrangé mooy mal gouvernance ak corruption homme d'affaires yooyu nag la ñuy bëgg mooy nguur gu mel nii di continuer parce que dañuy moo tax ñuy dund di ko ne dund bu président Sonko dafa ñu andi lu bees parce que dafa bëgg jël Sénégal delloo ko Sénégal yi moo tax arrangé wul benn homme d'affaires képp ku doon dund ci di deret ci gor yi ku daan naan gorote gor yi naan kene deret yi ñoom ñëpp ils sont debout pour que Sonko bañ a jàll ñoom ñëpp l'avenir du Sénégal te la et puis loolu mooy dëgg Sonko la ñuy wax l'avenir du Sénégal ku ko gëm ça va ku ko gëmul di nga ko gëmi incha allah. procès bi moo la andi fii. quoi. procès bi moo la andi fii. procès bi moo ma andi fii je suis un Sénégalais lambda man faruma kenn dëgg rek laa faral réew mi dafa am lu fi nekk on a tué beaucoup de kumba am ndey kumba amul bay ci réew mi commençant par Karim Wade Khalifa Sall tu vois ainsi de suite kenn mën na la wax toujours problème de justice la toujours day am ku ñu bëgg a jël faagaagal ko mais c'est que les Sénégalais dañuy toog di seetaan lii dafa war a dakk man damay wax en tant que Sénégalais man ñëw ma fii en tant que xam nga partisan wala partisan et j'ai compris man dama fi ñëw en tant qu'un Sénégalais lambda l'injustice dafa war a jeex ci réew mi loolu mooy dëgg et j'ai compris loolu mooy dëgg waxtaan weesugul nous sommes des Sénégalais daf ma concerné la concerné keneen dafa jot
tu vois voilà Macky Sall na xoolaat lu muy def na xoolaat lu muy def toujours c'est Macky toujours c'est Macky toujours tu vois et puis ay même scénario la à chaque fois Samba wala Demba tu vois devant la justice mais yooyu na arrêté yooyu nguur day jeex Abdoulaye Wade 12 ans la fi toog anamu ah il est parti ah nguur yàlla rek moo dul jeex voilà merci beaucoup